bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum soppe xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média nuyu bu baax a baax waa régie ne ñoom léeg-léeg dañuy tooñ pour yëngal sunu yaram alhamdulilah rabil alamina bu nu yàlla mayee nu fekkee ñu ngi nuyu bu baax a baax kilifa biir kër gi yëpp macha allah jiital ci PDG di ziara kilifa diine yi ak kilifa aada yi. toftal ci xalifa généraux yi boole ci cofeel gudul jeex di leen nemmeeku ñaanal leen ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér sunu xel day dem ci monseigneur Benjamin Ndiaye itam sunu xarit boobu nu ngi koy nuyu dugg nañu ci hôpitaux yi di wax salaamaaleykum malade yi ñaanal leen yàlla ñu tane bu baax a baax acteur de la santé itam yal na yàlla sàmmal nu leen bu baax dugg ci prison yi muñ loo ña fa nekk te itam ñaanal leen ñu gaaw mucc ba jóge foofu lépp loo xam ne rek doxi nañ koy tam bu boobaa yal na ci yàlla def barke àdduna demal maa ngi ñëw la moo tax am na ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saa bu nu ko waxee nag xel dem ci sunu wasila yi xel dem ci sunuy waajur yal na yàlla taas ñu ci seen barke bu nu doon liim duñ fi jóge moo tax ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yal na yàlla yokk leer ci ñoom macha allah dal leen ak jàmm ci 88 628 22 22 88 628 04 05 mën a joxe seen xel ci li nga xam ne mooy focus sur l'éducation mën naa wax rek taxaw seetlu ci éducation mën naa wax itam ñu def waxtaan rek jëm ci li nga xam ne mooy volet wu éducation te ku wax éducation dugg nga ci école yi bu baax a baax a baax kon éducation nationale yëpp macha allah noo ngi leen di nuyu bu baax a baax Adja Linguère salaamaaleykum. maa ngi lay nuyu bu baax. di kontaan ci yow. wallaay maa ngi ba may dugg si sunu collègue Ibou Diouf. waaw moom itam mi ngi def benn bouquin bu mu tuddee daal. programme des télévisions au Sénégal. daa dee wax le wolof un acquis et le français pour s'ouvrir aux autres. waaw foofu rek laa ko doon xaar de moom Ibou. waaw bisimilah. foofu rek laa ko doon xaar ndax yàlla dimbali na ko muy ndaw. wolof suñu moomeel la. waaye français bi day indi ñu ubbeeku. déedéet ci ñeneen ñi. boo ubbeekuwul sax daanaka leneen ngay doon ndax faaw nga ubbeeku waaye tey li nga am ba pare enraciné wu ba dëgër. waaye di ubbeeku nag dem jëli leneen li nga xam ne amagoo ko. ñëw dolli ci te seeg ko waaye moom fii rek laa ko doon xaar. ndax ndaw la te lijjanti na ba dugg ci journal olof te moo gën a jafe. ndax bu fekkee ne da ngay dem jël titre yi ñu la titrer ci français rek nga ñëw daal di koy journalaat ci olof mooy waral ngay dégg damm yu bari yi am léeg-léeg ci xabaar yi. waaye moom lijjanti na ba yàlla dimbali na ko ci mook Fatou Dieng sama doom ji ajaratu naata mbaay sama yaay ndax soxna naatam sëñ Modou Moustapha mi ñu ko tudde donc ñoom daal dañ leen di delloo njukkal tey ñaan nag xale yi ñu liir bouquin bi ak bu Fatou Dieng bi ndax liir dina jàppale ku nekk sama genre gi nga xam ne jànguñu sax Fatou mi ngay wax ci prison sax ci jigéen Fatou bis bi mu njëkkee ànd ak man camp pénal Fatou daf doon jooy bay crise ma xam ne kon kii am na lu mu doon dund loo xamante ne lii moo ko doon taal mu yëngatu mais bis boobu laa gis ne am na beneen gis-gis bu mu am ci ñoom te dañuy nit ñoo xam ne il faut nga jege leen pour xam seen métit kon li mu bind ci ñoom tabaarkàlla waaye Ibou Diouf itam nanu liir liiwam yàlla na ko yàlla jàppale ak keneen kuy bëgg a bind nanu bind Eva nanu bind ndax wax dafay naaw mais bind day des te xam naa su mu sëmbo ñëwee dina ma jàppale ci li may wax nañu bind na ñëpp bind yow mi bindal fi nga jaar ci ñaw ci leneen ak leneen ndoy baan bind li mu jot a taseel ci àdduna lu ko jaaxal keneen ak keneen bind dafay des nañuy bind kon dañuy door niñu daan dooree ti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jëloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa aada di ñaanal sunu soppe ba sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram taas mu ci barkeem Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàgg fi lool te wér yan bi woyof lool Baye Abdoulaye Thiaw Laye yàgg fi lool te wér waaye noonu la ñuy ñaanale yaay diggéen mu dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam delluwaat di ziarat waa Sénégal gépp rawatina ci nag mbooleem ku laal ci njàngale ñi ngi lay jox sa wàccuwaay ki nekk ca daara ja ka nekk ci école arabe ba ka nekk ca franco ba dikk ci ka nekk ci université ñoom ñëpp ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay bu baax a baax di wax gone ci université ne metti na waaye nanu jàpp tëw a bàyyi ndaxte nag ku deful ci dara ji dara mënoo am ci dara ji dara waaye ña leen yor itam nanu xam ne weexal ginnaaw taxul ndoo ngay dem daara xam-xam na macha allah am na xale bu nekk ca régie ba man daal appulaay jaaxal na ma ku ko seen ne du wax moo ne day wax nee na moom yaay 2.0 la am Laay Maxtaar day wax de. très bien Ndoye Bane salaamaaleykum. jaajëf Eva ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada ci réew mi yëpp. jërëjëf di jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadre. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. amiin di ziar waa Pire Sañu Xoor yëpp. amiin sëriñ Mansour Cissé xalifa ba ak sëriñ Maodo Cissé
ak moom parent Djibi Diagne ak monsieur le maire Serigne Boub ñoom ñëpp ñu leen nuyu. di leen ziar bu baax a baax di ziar képp koo xam da ngay jàngale kat te ne ci réew mi. moo xam jigéen nga moo xam góor nga moo xam mag nga moo xam ndaw nga. dëgg la jàngale élèves yi it ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal ndam ci li ñuy jàng. amiin di wax rek waaw parents d'élèves yi tamit yàlla na leen yàlla may. lu ñu mën a gungee seen doom yi ci njàng mi ba ci kanam defe naa loolu lépp su mokkee rek defe naa njàng mi dina aw yoon ministère yi nga xam ne ñoom leen dénk wàllum njàngale tamit njàngale mi yàlla may ndam ci li nga xam ne moom leen njiitu réew mi dénk ñooñu ñëpp nag suñu amee ndam président dina am ndam te su président amee ndam Sénégal am ndam c'est mu nag c'est le Sénégal qui gagne. Très bien. Le Sénégal qui gagne mën nañ ko am 100% na fekk rek ndawu suba yi ñu defar leen ndax ñoom ñoo fi nekk pour raconter l'histoire ñoom ñoo fi nekk pour wax li fi xewoon yépp kon nag bu boobaa nañ leen teel a jugal teel leen a defar wax naa ko démb waaye nee na ñu waxaat dafay gën a baaxal rek képp koo xam ne daal yaa ngi ci milieu wu enseignement yaa ngi ci monde éducation dañuy profiter ci émission wareef di la delloo njukkal lool masalu la coono wax naa ko nee naa dama daan xool sama papa laaj ko ne ko waaye yow bàyyi loo gis ci éducation man daal enseignement gisuma ci koppar mu ne ma awa sama xol bee ko bëgg yàlla na yàlla xare leen àjjana moo collègue am yooyu nga xam ne danoo teel a dem macha allah remercier proviseurs yi directeur u école yi ñi nga xam ne ñooy assister xale yi corps professoral bi wax dëgg yàlla jàmbaar ngeen ni ma ko waxee woon ba tey rek bi corona dikkee ba nga xam ne ñun ñëpp dañoo retrouver wu ak sunu doom yi ci sunu biir kër ku ko wax ak ku ko waxul ñëpp xam ngeen ne wax dëgg yàlla xam nañ ne amu leen moroom macha allah ngeen dund ak ñoom ñaata juróom-ñeenti weer lay doon de su ma juumee waaw boo xam ne wax dëgg yàlla chaque jour ngeen toog ak ñoom wax dëgg yàlla gàcce ngalaama jërë ngeen jëf 88 628 22 22 88 628 04 05 bu ko defee rek ngeen mën a indi seen xalaat ci éducation bu ñu nag réfectionné école yi wax naa ko daf ciy baax loolu parce que école yi tam léeg-léeg da ngeen ciy dugg gis ne toilettes yi yëf doy waar la gis ne vraiment école bi nu ñu ko waroon assainir embellir ko wax dëgg yàlla amu ca te nag gannaaw waa COSYDEP dañ fi teew te ñoom itam wax dëgg yàlla ñuy ay partenaires de l'éducation dinañu indi ay volets tegal ñu ko te xam naa ne buñ ci jukki bu nekk dafay am solo ci ñu ñuy seetaan ak ñun ñu fi teew amal itam solo ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu éducation bala ngaa jaar da ngaa laal lu am solo bala ngay dem ci waa COSYDEP bismillah da nga ne école yi nga xamante ne nii léeg-léeg da ngay dugg toilette yi xaw a doy waar waaw waaye école boo xam ne élèves yi dañuy jàng wàcc abal xar yi ñu jàng waaw bari na ci réew mi dëgg la jëlub école rigal ko marché dëgg taaxuraan ak sikkar mënuñoo ànd déedéet faawu nga jël benn bi bàyyi benn bi waaw ñay mbappat dem mbappati fii école boo xam ne élèves yi dañuy jàng waaw la ñuy jàng duggagul ci seen bopp ñu wàcc di seetaan ay mbër yuy bàkku su leçon bi teewoo mokk ñu dem ci làmb ja te xamuñu ne écurie boo dem junniy mbër a fa nekk waaye benn cay daan ña ca des ñëpp ay suq lañ xale yi ndawalu bormol lañ di lu ñu duuf dañuy ratax xàmmeeguñ li war a dox seen bopp ñoo ngi mën a faire la part des choses waaw kay école du nekk ci biirum marché du fekk école waaw ay cantine du daroo école waaw tëggkatu musique du daroo ko école dëgg sinon gis nga lii ñuy dàq di ma ne tegal baaraam quartier populaire yi ñu dëkkee da ngay gis léeg-léeg xale yi ñu ngi jàng ci biir classe ya ngénte am ñuy tëggi sabar bu ñuy tëgg sabar nag yàlla bu mu fa fekk goneeg farma ñeemme noppi tëstan nga xam ne ba muy xëy seen kër daa bàyyi yaayam ak papaam ñuy xuloo mu yëpp ko koy jàngal bay bëgg a dee ndax daa jàpp ne ñoom ñaara maase da cay boole di mbalax taabal ja tey dakkase di xaar kooku dóor ko mu dem ci ngénte la sacré mami Linguère jërëjëf yàlla na nga gudd fan amiin Cheikh Mbodj salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah nu ngi lay nuyu bu baax ñoo ngi leen di fay di la dalal jërëjëf xaw ma ndax baaxoo ngaa seetaan wareefam déet kenn dal ak jàmm lañu lay ñaanal waaw wareef xam nga bokk na ci sumay école waaw dama si jàng bu bëri ndax gis naa fi ngeen am benn philosophe bu mag waaw Mami Linguère non philosophe la tey bu ñu tegee Karl Marx wala ñu teg kanam bu ñu neexee ñu teg suñu Mami Linguère c'est vrai suñu Mami nationale voilà donc animé aussi par Adjaratou Eva Tra bon Ndoye Bane moom suñu nit la c'est vrai nekk koo xam ne aussi questions yi difficiles yi mooy yi koy intéressé
donc te question yi difficile nag moo mën a tax ñu mën a saafaral mbirum Sénégal. c'est vrai ndax boo ko ñamewul. góom moom boo ko bëggee faj dëgg. da nga koy xoos yenn saa yi. li ma naan dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. tout bas donc moo waral nii Wareef man dama koy suivre. c'est vrai dama koy suivre lu ci ëpp na rediffusion bi laay gën di suivre. dëgg la mooy à travers réseaux sociaux yi. parce que simplement heure bi yenn saa yi da lay fekk it nga nekk ci liggéey bi. dëgg la mais dans tous les cas nekk na émission bu ñu fonk bu ñu respecté. jàpp nañ ni classe la école la. boo xam ne ñoo ngi si ñaax waajur yi di si ñaax enseignants yi di si ñaax élèves yi. ñëpp ñu koy suivre ndax ku si xool ku ne mën nga see jàng dara. très bien ñun suñu ngëm-ngëm ci l'école mooy bu ñu waxee l'école dafay weesu école A wala école mariste wala école. mooy fépp fu ñu utee xam-xam. te fii dañu fi utee xam-xam. plage bi xale bi dem sax di fowi mën na faa uti xam-xam. c'est vrai donc fépp foo nekk war nga faa mën a seet lan nga fa mën a jàpp ci xam-xam. moo waral évidemment que Wareef nekk émission bu mag. très bien boo xam ne ñoo ngi koy suivre ñoo ngi leen di sant ci macha allah invitation bi. kon Ndoye Bane tey waa COSYDEP la ñu invité. waaw comme ni ko waxee rek ay partenaires de l'éducation lañu. di Cheikh Mbodj ku yàgg xool. su coow li bare ci wàllum njàngale bi télé boo capté dégg ko mu cay bay waaram bu baax a baax dëgg la xàmmee nañu kanam gi bu baax macha allah. ba muy door metti woon na lool man El Hadj Ndiogou Diène tax ma gën ko xam. dëgg la ndaxte soo nekkee technicien da ngay tuur yi da nga koy jàpp. dëgg la da ngay jàpp ngay def muy journaliste yi def reportage nga leen di monteel. ci ñi seetaan ñu xamal leen monsieur Cheikh Mbodj moo fi teew. waaw Cheikh Mbodj tout rapidement rek est-ce que mën nga ñu defal benn bilan ci année bi nga xam ne moom moo écoulé. waaw déjà sant leen bu baax xëy na mbaw bi mooy gën Mbodj bi. Mbow la de kon Cheikh Mbow waaw Mbow autant pour nous Mbow. bilan bu ñu doon def ci at bi ñu weesu je crois que bu ñuy wax day mel ni Covid bi defal nañu bilan bi. ndax Covid bi fàttali nañu suñu école nan la mel. Covid bi nee nañu soo leen bëggee am njàng bu baax. waaw il faut que seen ngeen jàpp ni njàng duñ ko defee ci classe kese. waaye li wër classe bi environnement bi. dafa nekk lu am yitte. sànq maa ngi dégg soxna Linguère naan cantinisation. boo ñëwee fii Médina. wala nga ñëw dans d'autres zones yi nga xam ni école bi dafay fees dell ak bruit. dëgg la bëri ay cantine yooyu day tax ba xale bi du ànd xel mi war a tax mu mën a jàpp li nga xam ne mënuñu ko jàngal. dëgg la kon Covid bi nee nañu njàng mi du classe bi kese nee nañu. bu leen bëggee am njàng moo xam ne day gën. fexe leen ba nga xam ne da ngeen di am aussi ay wanak ay gànnuwaay yu baax. waaw kañ. parce que bu ko xale bi amul xale mënul nekk fenn 8h ba 17h. te du soxla gànnuwaay. dëgg la nee nañu bu nekkee bëgg ngeen am école bu baax foog ngeen am ndox. ndax Covid nee nañu da nga war a set. te kenn mënta set te yoruloo ndox. nee nañu bu fekkee da ngeen bëgg a am école bu baax il faut que seen classe yi nekk classe boo xam ne jàngalekat bi du jàngal classe bi kese yem ci. waaye dana mën a téye xale bu ne. ndax xëy na Ndoye Bane bi. buy comprendre mën naa gën a yéex. gën naa yéex Eva Tra. war ngaa mën a téye loxoom. war ngaa mën a nekk ci noppam. di ko gunge moom ci ay jafe-jafem. ndax day yéex a comprendre du ci moom. am na ay jafe-jafe am na xëy na laago wala am na jafe-jafe war a tax. ba moom dafa soxla ku accompagner individuellement. donc bu fekkee da nga am classe bu fees dell. ah boobaa jàng du fa am. nee nañu it njàng du classe kese njàng dañ koy eggale ci kër ya. moo waral booy seet ci Covid gi. waajur yu bëri xaw a sax summi seen mbubb nekk ay jàngalekat. ci gunge xale yi. ku ci jàng ku jàngul nag. ku jàng ku jàngul man maam moo ma yar maam bi ma yar. dem naa lu yàgg ma yaakaaroon sax jàng naa. ndeysaan. parce que su ma mosoon wàcc daan ma réciter sa leçon. su may réciter di def nii mu ne ma demal jàngiwaat mokkul. donc dem naa ba am ay at yu sori doo ko xam ni naka da sama maam mi jàngul. kon nag loolu laluwul ci waajur bu jàng bu jàngul. Covid wan nañu ni jàng du classe kese il faut aussi ñu fonk. foofu nga xam ne moom mooy kër gi ñu war a jàng. booy seet aussi Covid ci liñ ci mën a jàngat waxaat nañu aussi place su jàngalekat. dëgg la ndax nee nañu ndekete bu dëkk jaxasoo am na ñoo xam ne mënuñoo rëcc. bu mbas amee wala jafe-jafe am na ñoo xam ne mënuñoo rëcc. bu leen république bi soxlaa dañuy ñëw par force. Ndoye Bane seetaat naa ko. kan la doon dajal ci mbedd mi militaires yi. dëgg la kan lay dajal ci mbedd bi infirmiers yeeg. médecins yi kan lay dajal ci mbedd mi jàngalekat yi. ñett ñooñu dañ leen wax amu leen télétravail yéen da ngeen war a génn ci biti jàkkaarloog mbas mi. boole ci médecins yi. médecins yi mooy médecins yi infirmiers yi tout ce qui est agent de santé. waaw donc wax nañu ni fonctionnaire nekk na koo xam ne war nañ ko joxaat gëdd. bu fekkee bëgg nañ am njàng ak jàngale bu dem. bu baax d'autant que yow sa doom boo jógee kër ga bu yeewoo 7-6 heures du matin di waajal pour dem l'école ba xëy na waxtu lay def ak yow 6 heures ba 7 heures nga préparé ko. dëgg la bu 7 heures jotee moo ngi ci yoon de l'école nekk ci biir classe bi ba xëy na ci ngoon a ngoon lay ñëw kon waxtu wi muy def ak jàngalekatam du ko def ak yow waajur bi. dëgg la kon te nag loolu bu ñu ko xamee jàngalekat bi day nekk koo xam ne dañ koy fonk. très bien pour mu mën a gunge xale yi nga xam ni. ñoom la ñu bëgg ñoom yar gi ñu bëgg. alors COSYDEP lu ko tax a jug moom.
waaw COSYDEP ab mbootaayu mbootaay la li ñuy wax coalition. ça veut dire que yow Eva Tra mënoo ci nekk membre. ndax ay mbootaay ñoo ci mën a nekk membre. soit mu nekk organisation une ONG xam nga Aide et Action. waaw dégg nga Action Aid. bu baax dégg nga FEXDA. waaw dégg nga FAWE SYDEPSCOFI. très bien Olim Dioum dafa Alpha boot Def ñoom ñooy nekk membre. d'accord ou bien mu nekk organisation d'enseignants mooy syndicat d'enseignants yi ñoom ñooy nekk membre. d'accord wala mu nekk association parents d'élèves ñu nekk membre. d'accord wala mu nekk réseau journaliste ñu nekk membre. wala ñu am ay chercheurs donc déjà pour être membre organisation ngay doon. d'accord beneen bi mooy li ñuy def lépp mooy ñun dañuy bañ di waxee suñu xol lépp lu ñuy def ci soo fee boo ñu déggee dañ koy lal ci loolu ñu tuddee étude gëstu donc c'est sur la base ay gëstu étude ànd ak ay chiffres. ànd ak ay chiffres ak ay données. c'est vrai mooy waral ñu joxe suñu point de vue. de sorte que li ñuy wax dafay weesu ñun suñu xol kese mais dañuy wax loolu li nga xam ne moom la chiffre du joxe. loolu mooy COSYDEP en termes de stratégie donc basé sur la recherche ak tout ce qui est production de données. mais COSYDEP aussi dafa gëm ni bu nekkee da nga bëgg a jàpp si njàng ak njàngale bi il faut nga nekk si gox-goxaan yi moo tax ñu am ay antennes dans les 14 régions am na COSYDEP Ndar COSYDEP Ziguinchor COSYDEP Kaffrine dans toutes les régions mais dañoo gëm aussi que il faut ñu am ancrage au plan régional moo tax ñu nekk ci benn réseau bu mag bu tudd ANCEFA Africa Network Campaign on Education for All bu dajale 39 pays 39 réew foofu dana fa am occasion di jàkkaarloog ñoom def partage d'expérience xam ñoom ban jafe-jafe la ñu am nan lañ ko fajee woon ban jafe-jafe la ñu am te mënuñu ko faj ñu jàngat ci nekk ci benn réseau bu mag aussi bu tudd GC Global Campaign for Education dajale 180 pays à travers le monde boobu aussi ñu def ay échange d'expérience donc nekk na mbir moo xam daal am na taxawaay fii ci biir Sénégal ci gox-goxaan yi am taxawaay au niveau Afrique am taxawaay aussi au niveau international li ñuy yëngatu nag lenn rek la mooy fexe ba jàng ak njàngale nekk dëgg ci xale bu ne ñu bañ a beddi kenn kon nag ñun li ñuy yitteel mooy chaque fois bu ñu gisee ku ñu beddi chaque fois bu ñu gisee lu tax ñu mën a beddi xale ñu mën cee jóg wax ci en tant qu'organisation de la société civile wax ci kilifa yi def veille def alerte proposer leen nag parce que dama ne suma équipe bi ne ñun waruñoo bokk si yi nga xam dañuy yem kese ci di gis ay problème mooy critique mais problème bu ñu ko gisee nañ ko gunge ak ay proposition loolu daal mooy li nga xam ni moom la ñuy jëf dañu gis ni tamit fi ñu nekk noonu Ndoye Bane nga laajaale ko parce que gis nañ tout au début de l'année enseignants yi ak xawma enseignants yi ndax waaw noonu laa koy waxee ñi nga xam ne ñoo nekk ci privé bi ak xale yi élèves yi mbirum fay coow amoon na ci ñu naan xale yi duñu jàngi ndax fayuñu loolu jot ngeen ci jot yéen ku fayul du dugg ci waaw loolu jot nañ ci booy seet sax at yu weesu yëpp yenn saa yi jafe-jafe yu mel noonu am booy seet am na si ginnaaw ñetti at li fi amoon mooy yaawu selim danañ ko tëj duñ ko tëj dund nañ ko ñun ñëpp daaw li fi amoon mooy dañuy sol voile wala duñu sol voile Jeanne d'Arc benn école la jitteel ren ñu ne privé yi boo ko jàngatee ñun suñu jàngat li mu jox mooy dafa am ay xam nga ki nekk yaawu selim wala nekk Jeanne d'Arc waaw bu ñuy wax dëgg ba wax dëgg bu jafe-jafe amee ci doomam moom mën na am solution ay privilégié la lañ tuddee maanaam mën na am solution moom am na weccit bu ko yàlla jox waajur bu mën a dugal doomam ci école yooyu am nga weccit bu la yàlla jox boo xam ne bu jafe-jafe amee mën ngaa jël kenn ku la ko xoolal wala nga changer ko dugal ko ci beneen école rapidement kon foofu li fay am metti na lool nanguwuñ ko lool waaye il faut ñuy xool nag ñi nga xam ne amuñu benn pexe seen waajur amuñu weccit bi amuñu possibilité am ku leen waxal fii ci télé bi ñoo ngi ci gox-goxaat yi ñooñu aussi ñoo ngi vivre ay injustice yoo xam ni xëy na tolloo nag injustice su yaawu selim wala li dund tey ci privé yi wala li dund fële ca Jeanne d'Arc te pourtant amuñu fu ñu ko jooyee donc COSYDEP bu coow lu mel ni amee dafay bañ ñu entraîner ko ci li nga xam ne ay débat de privilégié la ñun li ñuy fàttalu mooy njàng ak njàngale dañ ci war a gën a def attention ci ñi gën a ñàkk def ci attention si jigéen ñi nekk profondeur ñi am laago ñi nga xam ne seen loxo talul seen ginnaaw ba ñu mën ci ñoo leen gën a soxal ñoo ñu gën a soxal boo tax na normal bi affaire bi amee bañ naan danañ fay ak lu ñu fay ñu ne solution bi nga xam ne ñun moom la ñu gis ginnaaw bu ñu waxee ni effectivement bu école yi impacté it waajur yi impacté nañ kon nag war nañ leen déglu ci ñàkk mën a fay ñetti weer yi ginnaaw bu ñu ko waxee pour ñun solution bi ci ëpp solo mooy nañ joxaat doole école publique tey Eva yoo xam nga ni bëri na ay waajur yoo xam ni jël nañ seen doom yóbbu ko ci école privée et pourtant du seen bëgg-bëggal du seen tànneef ñooñu ñëpp boo leen génne woon ci école privée bi ñu dem fi nga xam ne mooy seen tànneef nga jox leen ay école publique de qualité
ba ñu mën a dem fi nga xam ne mooy seen tànneef. dëgg boobaa ñiy des ci école privée bi. waaw dinañ attan cooy bu mënee. xëy na bu ñu leen laajee ñetti weer fukki weer sax dana ko mën a lijjanti. waaw parce que entre ñoom la donc pour ñun solution durable bi mooy. nañ joxaat gëdd école publique ba ñi nga xam ni ñooy ñi ëpp ci sénégalais yi te ñi ëpp sénégalais am ay jafe-jafe wu mën a dund mën a yóbbu seen doom ci école privée ñu mën leen a jox offre d'éducation bi mën a ànd ak seen i bëgg-bëgg loolu daal ñun lañ ci gis. dañu leen koy nangul dañ leen koy nangul looy baal est-ce que du état bi tamit moom moo yombal nit ñi école privée yi parce que école privée yi actuellement nii est-ce que demuñu sax ba mu ëpp école publique yi parce que quartier boo dem léegi gars yi ubbi nañ fa école ak ay école de formation est-ce que du état bi ci boppam moo ubbi bunt bi libéraliser ko ba nga xam ne lu neex waay def. waaw xam nga loolu ñun ñoo ngi ciy def benn gëstu boo xam ni soo leen ma ko mayee xëy na dinaa leen ñaan xam nga yéen a ma waxoon naa ñëw tey seen waxtaan. dinaa leen ñaan bis ma ñëw seen waxtaan boo xam ne maa koy sàkku maa koy ñaan. soo leen ma ko nangulee. tey ñoo la invité beneen bés yaay ne nañ la invité ndax dinañ la dañu def gëstu bu rëy sur la problématique de la privatisation de l'éducation boo xam ne weesu na sax mbirum mbas mi xam nga boo nekkee da nga nekk réew mu tuddul France tuddul États-Unis tuddul Sénégal ki nga xam ni mooy ki nga xam ni dafay yaakaar ci waajuru ñëpp muy état du Sénégal mooy comme ni ma wax ki nga xam ni mooy ki ndóol ki am ay jafe-jafe kooku bu nekkee da nga koo bëgg a jox gëdd bu fekkee da nga koo bëgg a may chance mu yéeg ci escalier boobu ascenseur boobu day ba tekki bu fekkee da nga koo bëgg a may chance bi nga am yow ak man bi président de la république parce que nee na la moom moo ngi jóge ci famille bu modeste njàng ak xam-xam moo tax mu toll fi mu toll boo ko bëggee may chance boobu il faut nga doole laat école publique loolu ñun mooy suñu ngëm-ngëm parce que damay tàmm di wax bu ñu waxee ba wax ñun ñeent ñu fi toog ñëpp amu ci kenn koo xam ni waajuram mënoon naa tabax école yi mu jaar yëpp amu ci kenn si ñun koo xam ne waajuram mënoon naa fay jàngalekat yi la jàngal yëpp ñaata jàngalkat moo la jàngal amu ci kenn ku si ñun koo xam ne waajuram mënoon naa tabax table banc yi nga toog yëpp ñaata table banc nga toog amu ci kenn si ñun waajuram mën na laa jox livre yi nga jàng yëpp kon nag bu ñu amee tey njàng ba yàlla def ba ñu mën cee tekkee ba mën cee xàmmee ba mën cee yaroo li ko waral mooy ñeneen dañoo jàppale suñu waajur te ci biir ñi jàppale suñu waajur bokk na ci sax ñi nga xam ni amuñu parce que analphabète bi sax bu jëndee ndox mi tey dana am benn fistine boo xam ne danañ ko dugal ci mbirum njàng ak njàngale kon te il faut pas ñuy fàtte ñooñu nga xam ni ñooy am jafe-jafe te ki nga xam ne moo leen warul fàtte mooy ki nga xam ne mooy nguur gi li mu koy defee nag mooy joxaat gëdd école publique yi école privée nangu nañ ne war naa am ci réew moo xam ne dafa nekk ci jafe-jafe waaye école privée dafa war a ñëw pour mottali école li manqué waaye mu bañ a doon xëccoo seen diggante dafa war a ñëw pour mottali ko kese ñun loolu mooy suñu ngëm-ngëm ci école privée yi bu nekkee nag am nga offre publique de qualité dina mën a tax ba ki nga xam ni amul doole loolu mu mën a dem fi nga xam ni foofu la féete demal Rwanda tey ñoom pendant ay at lii ñuy dund la doon dund mooy xale yu bëri du jóge ci public bi di dem ci privé yi léegi am na juróomi at ak Paul Kagame li mu def mooy mouvement contraire la ñuy gis xale yi dañuy jóge ci privé bi di dellu ci public bi te li ko waral deful lenn lu dul defaraat cadre scolaire gestion bu baax ak politique bu baax ak defaraat cadre bi c'est vrai ba école bi nekk école boo xam ne dafay accueillir donc war nañoo joxaat gëdd école publique bu fekkee jàpp nañ ni njàng ak njàngale dañ ci war a am une vision humaniste yëfu nit la bu fekkee dañu jàpp ni njàng ak njàngale dañu war a permettre ki nga xam ni moo nekk ci suuf mu am chance yu yéeg ascenseur social mu am chance yu yéeg régulateur social loolu bu fekkee defoo ko lii am mooy ñii am dañuy gën di am ñii ndóol di gën di ndóol ñi jàng seeni doom dañuy gën di jàng ñi jàngul ñuy gën di wàcc te loolu dafay nekk injustice ñun ñëpp bu ñu amee solution mën naa yóbbu sama doom privé yow mën nga yóbbu sa doom privé mais buñ di fàtte bu nekkee dañu am xolu nit kese bu fekkee ay nit lañ mooy humanisme boobu mooy wax buñ di fàtte ki nga xam ni amul possibilité amul benn possibilité pour doomam jàng feneen fu dul école publique foofu mu nekk noonu fu am solo la parce que léegi la rek waaye tey sunu grand yu bëri boo xoolee lycée Blaise Diagne boo xoolee Delafosse boo xoolee lycée Lamine Gueye sunu ay doyens sunu ay grand yu bëri foofu la ñu jaar te yàlla def na ay cadre lañu ce qui veut dire que moment boobu ñu fa nekkoon itam école la yoo xam ne excellence la woon dañ ko daan defar ba mu baax beneen yëf bu ñuy bëgg ngeen taxaw ci bu baax mooy mbirum cadre de vie Ndoye Bane mbirum cadre de vie parce que xale yi dañuy jàngi mais ci lan la ñuy jàngi loolu faw ñu am courage wax ko ca kaw ndax tey nga dugg benn classe gis table banc bu damm nga dugg benn classe gis ne yëf yi demeewul noonu nga dugg benn classe gis ne hygiène amu ci jaar nañu école privée fële ca école publique ca Sakura ba jaan école Colobane 2 Colobane 3 Gueule Tapée xam nañu côté yooyu yëpp man pour man suñu bëggee mu yokku dañuy defar seen cadre de vie c'est important parce que xaleel li nga koy won ci xaleelam buy màgg loolu lay bëgg
nga dem jàngi ñu nga xam ne fi nga jàngee fu set la fu baax la ñu préparer la sa suba wan la ne ci li nga nekk tey ci lañ bëgg nga jëm suba mais ngay jàngi te vraiment est-ce que dina neex a defar parce que dafay doy waar daal day doy waar li ma bëgg wax soo yëpp duggee sax ci classe école primaire yi élèves yi da ngay gis classe boo xam ne plus de 100 personnes na fay nekk jàngalekat yi bari wuñu te élèves yi dañuy gën di bari est-ce que su boobaa loolu sax cadre soo defaree dara ci école ba dina baax waaw table banc soo jëlee 20 table banc dugal ci benn classe sur 20 élèves sur 100 élèves table yooyu du fa mën a yàgg benn jàngalekat bu war a jiite wu jàngal lu mat 100 personnes wala 100 et quelques personnes njàng mu du ma ne du mokket waaye dina xaw a compliqué est-ce que du problème effectif baan ma dolli la soo demee école privée di nga fekk ñaari enseignants ci benn classe parfois su ma juumulee mais école publique tu as 90 élèves 90 élèves yoo xam ne c'est public problème mu effectif enseignants yi dafa ak problème mu tamit élèves yi ni ñuy bëree tamit est-ce que du ndax dina mën a suivre 90 ankay c'est-à-dire li koy laal bëri na waaw bi si njëkk sax te mooy bi si gën a jafe mooy li ñu tuddee le discours waxin bi xam nga tey booy déglu sénégalais ñoom ñëpp dañoo jëm ñuulal école publique day da ngay waaru gerew kese la du am résultat yi donc discours bi ça pose problème or boo gisee pratique bi li ngay seetlu mooy gis nga ni xam nga ren ban région moo jël paie ci baccalauréat xam nga ban région la Matam xam nga lan mooy particularité Matam lan mooy région bi nga xam ne moo gën a néew école privée juróomi école privée la am du gis ñoo jël paie tey ji Limamoulaye bi ngay wax ak xool ko ni mu mel ni mu bindoo malgré environnement boo demee concours général bokk na ci ñi njëkk lycée d'application ñoo ngi ci kanam donc discours bi ñuy def ba gëmloo nit ñi waajur def seen biir bopp ne soo amee wecc sax jëlal sa doom privé yóbbu leen public discours boobu dafa nekk loo xam ne war nañ ko changer mooy benn ndoy ñaareel bi nga xam ne war nañ ko def mooy école bu nekkee da nga bëgg am qualité dafa am ay normes yu muy tontu norme mooy li nga wax sànq bu fekkee da nga bëgg njàng nekk lu ñuy démocratiser nga xam ne njàng nekkul kese ci ñi mën wala ki nga xam ni këram xëy na feesul nit ba mën naa am télé mën naa nekk dans les conditions nga démocratiser qualité boo ko bëggee def il faut que nombre élèves yi wàññeeku dëgg la tubaab yi nga xam dañ naan foofu seen résultat dem 80% amul beneen secret seen jàngalekat gënuñoo mën suñu jàngalekat de waaye seen classe 15 nit lay def ak 20 nit wala 25 nit dëgg la ñun suñuy classe buy def 80 buy def 100 ku comprendre baax na ku ñu mën a toppatoo sa kër baax na waaye ku yéex a comprendre wala nga am jafe-jafe gis am jafe-jafe dégg sa affaire la loolu la donc effectif bi dana am solo trop ci classe yi tey booy déglu su may dugg si rajo bi di déglu rajo yi yéen doy baan ak yooyu da ngay xool même publicité yi nga xam ne moo am ci école yi ci biir école privée yi liñ lay jaay mooy suñu nombre classe effectif bi dafa wàññeeku kon xam nañ ni loolu c'est un facteur de qualité benn ci école publique yi bu fekkee da nga bëgg rek les questions école publique il faut aussi que loolu ñu tuddee jàngalekat yi en termes de normes comme mu répondre aux normes parce que li ñu wax au plan international mu nekk lu ñu gëstu romb Sénégal romb réew yëpp mooy benn jàngalekat bu bëree ba bëri ñeent fukk élèves la war a am ak juróom ñeent fukk gis nga tey Sénégal benn jàngalekat classe yu bëri day am juróom ñetti fukk élèves jëm téeméeri loolu jafe na dañ ne bu fekkee da nga bëgg am qualité benn inspecteur mooy kiy tàggat jàngalekat bi war naa mën a topp juróom fukki jàngalekat bu bëri loolu mooy waral muy dem ci jàngalekat bi parce que jàng dañ koy jàng saa su ne mbir yi day avancé di ko tàggat di ko nafar mais tey Sénégal yaa ngi am benn inspecteurs yi nañu daan doguma la nañ daan duggee ca école yi ña ngi koy def ba tey non mënta nekk ni mu doon duggee parce que benn comme ni ma la wax ratio bi ñu am mooy benn inspecteur pour lu toll ak juróom benn téeméeru jàngalekat xam nga kon kooku mënu koo suivre da nga gis ku jàngale ba def fukki at ak juróom te mosul gis inspecteur ba amul moyens yu doy ñun dañu daan toog seen naan inspecteurs yi ñëw nañu mais kooku da doon am velom wala mu am engin wala mu am motoom wala mu am otoom mais tey matériel bu manqué évidemment que pour mu dem ci gox goxaat dem ci àll bi te école nañu gën a tas dafay jafe donc war nañoo yokk jàng loolu yëpp problème la nag de problème la ratio beneen ratio bi dañ ne la boo bëggee def jàngale aussi bi nga xam ni dafay am qualité il faut que support yi mooy cahier bi ngay jàngee ak livre yi mu mat booy fàttaliku ñun bi ñu nekk élève dañu doon touché kun touché wul fii ci yéen touché ak Nescao waaw Nescao sax mooy lekk beeg duñ ci màggat sax waaye dañ la daan jox meew xaw maa ni njaayeen yi nag te mbas bi nee na la c'est vrai mbas bi nee na la jàng bi du classe kese jàng bi aussi xam nga moo ngi lay wax ay e-learning waaw jàng bi ci kër ga la mais kër ga noo fay jàngee boo amul livre yu doy kon il faut ñu xoolaat ratio yi ba nga xam ne manuel bi dana mat ba xale bu demee këram mu mën di nafar ci biir livre loolu aussi élément de qualité la déterminant de qualité la beneen déterminant de qualité bi mooy environnement des apprentissages yaa ngi koy wax sànq boo nekkee ci classe bi te sa xel dalul parce que jàng xel moo koy def sa xel dalul coow li bëri na nag yaa ngi romb
xëy na sax maire bi dem marché fa lay traversé coow laa nga bëri kooku doo am dal bi nga xam ne moom bu fekkee aussi amuloo jàngalekat bu motivé boo xam ne bu duggee ci classe am xel mi yëpp day nekk ci classe bi xel mi yëpp nekk ci élève bi seet na leen gungee mais xalaatam du nekk ci ñoo ngi may waaj a génnee wala attention su ma ceeb bi matul wala attention war naa avancer su ma kayit téye nañu ko war naa dem lijjanti jugu kooku nu muy jëlee xelam bi yëpp ak générosité bi yëpp jox ko jàngale jox ko élève bi kon nag dafa am li ñu tuddee ay normes de qualité même psychologue conseiller xam nañ ni bu fekkee da nga bëgg am école bu dox il faut nga am ñoo xam ni dafay gunge xale yi di xoolaat seen xel di seet fan lañu gën a màccee mu leen fay pousse amul kenn ku nulaar loolu dañ ci war a jubóo donc ku nekk am nga talent tey bëri na koo xam ne système bi dàq na ko na ko xamuloo dara yow nulaar nga mënuloo dara tey ji mooy wax ak japonais bi di wax ak chinois bi nekk fële ca Sandaga parce que chance yuñ ko may a tax parce que gisuñu ci moom détecté wuñu talent bi nekk ci moom ba mën ko ci orienté parce que fañ koy yeewee lañ dul yeewee fa ñuy yeewee yeneen xale yi booy seetaan série Sukkee ak Siriki dafa mës a toog mu ne Sukkee tu sais pas que man je comprends vite mais il faut expliquer longtemps c'est vrai mooy li ngay wax noonu dëgg la li ma la wax sànq li ma la wax démb rek Eva boo demee ci coggalub jur waaw benn yar moo leen di jubbanti mais boo demee ci groupe nit rek ku nekk ak yatam dëgg nga naan ko fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar ñi ngi lay jaajëfal bu baax ndaxte wax ji boo gisee may déglu sànq ba léegi dangaa laal point yu bare yoo xam ne fi mu ne bu ci nekk ak may coqotaan moo tax ma jaaxle fu may duggee ndax man sama dugg dama koy taal duggee fu la neex waaw philosophe la xam nga da nga indi waaw tey ñu am président boo xamante ne yàlla dimbali ñu mu ne musul génn jàngi bitim réew produit école publique la kon xam na lan mooy école publique c'est vrai nga laal leneen ku sa yàppam bopp réer da ngay làmb sam kaan yaay ji nga xamante ne fanaanoowul dépense bu mat bàyyi dem na bàyyi kook juróomi doom ndax moom amul borom kër waaye ki ko doon jural ay doom la am daw na naa ngi faa wuti feneen fas yéene dem moom di enfanté ji feneen bàyyi kook juróomi doom maanaam na jigéen ñi takk taxaw bu baax jug taxaw mais ba ñu naan jatu leen socca taxul ñuy wax boot nay loxo léeg-léeg nag ñun daf ñuy dal ma mi ma cabaxal ko ci liñ naan lu lan xaw ma lan xañ na ca da ngay jonge lu ca waaja fekk yaa ngi sacrifier sa vie wu doom yi ku ko ci defati ku nekk rek di nga làmb sa ginnaaw fekk dese woo loo toogee léegi àggali wóolu sa ginnaaw comme ci taxaraat ci sa cere itam xarit bu say nawle si mais nga ñaani loo leeree xam nga macha ñu allah dem ba yegg ci loo xamante ne nii waajur wa daw na bàyyi fa gone ya yaay yorul fu mu dëkk yaay yorul lu mu lekk yaay yorul lu mu naan fu mu jëm école publique boobu muy dem tey li nga wax war na fa fekk ku ko dalal war na fa fekk ku ko dëfal élèves ya fay dugg war nañu mën a nekk ñoo xamante ne du ñu xool kii doomu diw la kii doomu diw la kii lii la kii laa la li nga wax itam dafa am solo nilaar amul ku ñàkk njariñ amul ci àdduna koo soxlaa gu te am koo soxla mu amal la njariñ nga jël xale yi sànni leen ci ginnaaw ñoom daal ñu nekk mottalikatu classe bi bu ñu jëlee ndaare rek mooy ki daan jël avant ndaare daa feebar nga dugg buñ jëlee ndaare ki daan jël avant ndaare feebar ñoom ñu jël ndaare waaw nga nekk ci biir école ba yow mën nga faa def fukki at fi nga toog doo ko romb wala dañ lay pousse rek nga jàll ci beneen classe ndax lan ndax doxi yónneen maître ba wala ngir bare classe ya ñu daan créer ay groupe ci biir école bi ñuy bale di defar ñu dem ba yàgg ñu ne dafa jur problème ndax xale yu jigéen yi ñu fay tëyee ma ngay mujj di jar leneen mais école bi war na mën a góorgóorlu bay fay koo xam ne day ñëw pour di nettoyer école bi gis naa ko école Soprim nit it buy wax day wax li mu gis ndax damaa dëkkoon tiim école bi gis naa ko fa mais loolu ci école yépp la war a am c'est vrai beneen bi ci des itam mooy ñu war a góorgóorlu jàkkaarloo ak ñi ngay wax man xaw ma woon ne ko si def mii wax dëgg yàlla xam nga man lu ma daan waxam dégg leen jëlati nañ ko béeru ci nii ña ngay tàccooti ko si def yaa doon jëwaate man ñoom kii yëpp laa daan waxal de ñoom ñi nekk ci enseignant waaw dama daan wax xool leen jëlati nañ ko béeru ci nii ñi ngi tàccu xaw ma woon ne lii nga wax nii dem ngeen bay lëkkaloo sax ak ñeneen ñu nekk bitim réew ngir jàngat ci ñooñu li may faral di wax suñu état yi naan leen état bu ndaw amul kon kuréel gu ndaw amul nañuy jàkkaarloo ak ñi nekk bitim réew di waxanteek ñoom li ñu soxla ñun ak li ñuy jariñ ñun ndax ñoom bu ñu ñëwee li leen di faj la ñuy wut si ci ñun gis nga lii ngay wax nii di toucher xale yi syllabé rek leneen ak leneen dañ ko daan def ku nekk am na koo xam ne day àbb ay moromam pour jàng mi ngi am ba tey ko koy abal su ñibbee mbaamu tuxu mbaamu leneen fan lay abbee pour jàng kon nañu tegaat mbir mi ci yoon mënuñu buñ ñëwee ne budget bi tant de milliards def nañ ko ci njàng mi man ma jógee gaat ca croisement Ngoundiane di daw ba biir croisement Ngoundiane te see xale jigéen yu gàddu seenub saak di jàng ba seeni daal dagg ñu egg bëgg am xam-xam merci Mamy Linguère xam naa bëgg naa sax jërëjëf bëgg naa sax jàll à la régie mais dafa am lu may jukki rek tegal la ko
ndax yëg ngeen ne am na parents yoo xam ne seen ay doom dañuy juddu indaale ay laago. bu ñu indee ay laago da ngay buuxante ci école yi pour que ñu mun leen a accepter. ku ci mel ni Reine Fabiola madame Kanté dinañ ko tudd parce que dañu gis jéego yu muy dox jëm ci loolu. ndax prévoir ngeen école yoo xam ni xale yi bu ñu dikkee ànd ak seen ay laago te seen wayjur yi amuñu lu ñu leen yóbbu école parce que ñu dikk ànd ak laago dafa am prise en charge bu mu laaj. rawatina ñu dikk ànd ak laago te wayjur bi yorul lu mu ko yóbboo école ça c'est très compliqué. boo demee ci dëkk tubaab yi nga gis ne xale yooyu yëpp bu ñu juddoo dafa am prise en charge bu taxaw. tout de suite inclure nañ leen ci système bi wane ne ñoom dañu bokk ay nit lañu ñu war a bokk ñu war leen former pour ëllëg ñu nekk dara. mais ñun en Afrique au Sénégal gisuñu dara loo xam ne dalal na suñu xel. mais gis nga soxna Eva bi ngay wax maa ngi ree xam lu tax maa ngi naan soxna Eva mi daf ñoo gëstu xam li ñuy def wala dafay laajte kese. non parce que dañ ciy jëf loolu. booy seet Sénégal boo laajoon acteur éducation yi. si ñu bu njëkk a jiitu ci loolu ñu tuddee éducation inclusive. macha allah modestie mise à part COSYDEP mu ngi ci. dañoo dem ba yemuñu kese ci wax dañoo jëf mooy jëmmal ko am ay école yu ñu tuddee école inclusive ñu wane école naka la war a bindoo demal tey Pikine boo demee école Pikine nga dem Guédiawaye nga dem fële ca Tëngéej am nay école yoo xam dañ ko fa installé te sur cette base la li ñu def mooy dañoo fexe ba école yëpp am rampe ba xale bi nga xam ni dafa am ay jafe-jafe dugg mu mën a am au moins fu muy jaar école pour wan nguur gi nan lañ yaakaar ne noonu la école war a bindoo ñu defal benn guide bu ñu tuddee guide éducation inclusive parce que jàngalekat bi dama wax ni man bëgg naa yore xale bi nga xam ne xam laa ko waaye jàngaluñ ma nan laa ko yoree ñu defaral ko téere boo xam ni si lay gëstu pour mën a xam nan la ko yoree ñu ñëw dem gisante ay formateur former leen ñu dem jëli ji waajur yi parce que bi ñu defee gëstu dañu gis ni am na ci ay xale yoo xam ne sax seen i waajur ñoo leen di nëbb ñu gis ji waajur yi ay bàjjoni gox ñoo ngi may dégg maa ngi leen di nuyu waa Pikine Guédiawaye Rufisque Thiaroye yi ñu dem génnee leen former leen ba ñoom ñooy dem ci kër yi di waxtaan ak waajur yi bay génne nekk seen tutrice di leen génnee ci école ci kër gi di leen yóbbu ci école bi donc liggéey nañ ba wane ay modèle ba wane nan la école war a bindoo su bañee beddi kenn wante nag xam nga ñun COSYDEP lañ société civile lañ amuñu doole wu def ko ci l'école yëpp dañuy wane kese état bi war na ci Eva tàmmul di wax état war na ci taxaw waaye bii daf koy wax ci kaw état bi war na ci taxaw bu baax liggéey nañ ci suñu kaar yi buñ koy jël ñu fexe ba prévoir ñi nga xam ni dañu nekk ci situation yooyu liggéey nañ ci Save the Children liggéey ci communauté de Madrid am nañ aujourd'hui ay exemple mais je pense aussi que influencé nañ fortement l'état parce que booy seet école yi mujj yëpp jël nañ en compte lu mu tuuti cette dimension inclusion muy benn gis nañ aussi soo déggee ay carte égalité des chances xëy na ay actions yu bëri y compris ñun li ñu def du ñun kese xëy na ñeneen def nañ tax na ba ñu dem ci égalité des chances donc aujourd'hui am na ay jéego yoo xam ne ñoo ngi koy def wante jéego yi dañ ko war a gën a baral ndax comme sànq ni ñu wax bu ñuy wax njàng nañ ci am une entrée par la vulnérabilité ñi gën a ko soxla ñi gën a am jafe-jafe ñi gën a ñàkk pexe ñooñu la ñu war di gën di xalaat te lii la Eva di laaj ni dañu nekk ci jamonoom parce que bu ñu fàtte ne dañu romb 3 décembre di bis bu ñu jagleel way laago yi ñu am job nag man ay handicapable laa leen di tuddee di ko teg ci loxo suñu sœur boobu nekk fële ci RTS mooy xale bu am job boobu nekkoon daaray Kocc ummi damay gis muy def yu am solo di dem di leen jëli boo demee centre Talibou Dabo noonu waa INEFJA la xaw ma mooy ñi nekk Thiès ñoon dañ leen di delloo njukkal ñiy jàngee braille parce que ku nekk xam na ne yombul te fu ñu toll ñu ngi jooy ne amuñu matériel bu doy amuñu leneen te xale yooyu koo ci déglu mu wax am na ci ñoo xamante ne la ñu dégg ca tubaab di ko làkk am na étudiants yu nekk université xamuñu ko kon ñooñu dañ leen war a jàppale ba ñu yëg seen bopp ndaxte kumba am ndey kumba amul ndey ci réew mami ci musiba rek merci beaucoup tonton Ndoye Bane dina dem ma waxee ko noonu dina dem seetil ñu soxna Amina elle vient des États-Unis ak doomam Natiba moom itam yàlla def na macha allah ku ci yëngu la nee na loolu moo ko indi ci dëkkam pour li mu amoon ci dëkku américain yi mu ñëw fii ci Sénégal def ko ci sunu doom yi du ñàkk ma def présentation yi incha allah ngeen xamante jàppante àdduna link la ñu nekk ak jëflante ñu ma dem à la régie si vous me le permettez très bien salaamaaleykum Apoulaye maa ngi nuyu bu baax soxna Miyandour di wax salaamaaleykum régie dikk ak yéen ànd ak Kër Aram jàppale ndax seddaay la ñu nekk utiliser leen ay produits hydrater leen seen yaram daf ci am solo lool joindre l'utile à l'agréable pourquoi pas.
asalaamaaleykum maa ngi nuyu képp ku am habitude di seetaan Kër Aram di nuyu client yi fépp fu ñu mën a nekk ñi fi nekk ak ñi fi newul soppi Kër Aram yëpp maa ngi leen di nuyu. baobab ku ne xam nga ko muy guy garab bi am na njariñ feuilles yi am na njariñ racine bi écorce bi lépp am njariñ léegi nag boo yoree sa baobab nga yor fruit bi nga lekk ko ba pare nga yaakaar ne da nga war a sànni xoox bi du loolu parce que xoox boobu moom la ñu tiré à froid moom la ñu génnee huile bi muy huile de baobab. huile de baobab ku ko dégg ku nekk di nga xam ay vertu Kër Aram nag moom def ci yor boo xam ne c'est original une huile pure bio amul dara loo xamante ni si rajouté nañ ko ci naturel ñu tiré ko à froid ku ko soxla boo ñuy Kër Aram di nga ko fi fekk parce que moom produire dafay raffermir la peau anti-rides la anti-vieillissement. mongook mbokk yi ñoo ko gisandoo kooku dañ leen doon won ne rek seddaay bi agsi na te bu leen yor yaramu njaayeen yor leen yaramu njóobeen gis ngeen ko Kër Aram jàppale daf leen indil huile de baobab boo xam ne 100% bio mën ngeen ko diwoo boole ko ak dafa am ku nekk ci ligne bi allo kon nanu ko dalal allo très bien Ndoye Bane ñu bàyyi la nga àggali ñu ngi woon ak Kër Aram jàppale huile baobab 100% bio mais c'est pas grave huile baobab gi de am solo gi mu am solo surtout Kër Aram bi ñam naa ko fu ñu koy diw fépp lañ koy diw fépp ci yaram huile baobab dafay dem xam nañ dañ ko war a xam ndax xam nga xëy di jàngi mbaa ngay jàngale ji mel ni ku jóge ca geerub keew ba boo yeggee da ngay tiital gone yi ku ko liggéey ay sénégalais ko liggéey waaw kii libaas moo ko defal moom Kër Aram man jàppale loolu boo amee rek kontaan naa les sénégalais yi commencé di 100% Sénégal c'est ça très bien c'est vrai jaajëf léegi dama bëggoon ñu ñëwaat ci école bi problème de niveau élèves yi ci jàngalekat yi la wala ci boppam wala ci élèves yi parce que yenn saa yi maa ngi koy laaj démb ki fi teewoon maanaam jàngalekat yu njëkk yi ak léegi seen différence lan moo tax yu njëkk yëpp ñoom papa ñoom Eva njàngale bi da leen utuñ ci woon koppar mais njàmm léegi da ngay gis koo xam ni def na fëgg na fu nekk mu dëgër rek mu ni xaar ma dem jàngale ji en attendant may am paasu jël gaal yi ma jël gaal yi dëgg waaw xam yooyu tamit dafa doy waar xam nga papa ñoom Eva moom nekkoon na koo xam ni formé nañ ko ci waxtu wu day danañ ko formé ñetti at jëm ñeenti at ndax jàng dañ koy jàng gis nga koo xam ni am na doctorat am te tey boo ko bàyyi ak doomam xeex ak xuloo la fay nekk ak moom ak yuuxu yow ni laa nga xamoo dara lu tax ba léegi comprendre parce que jàngul jàngale métier la dëgg la loolu mooy papa ñoom Eva papa ñoom Eva amoon na motivation ci respecté bi ñu ko respecté woon boo ñëwoon ci village ba moom moo doon kilifa wu village bi bu gan waree ñëw mooy bind mooy wax askan bi yëpp jox ko gëdd boo jëlee président de la république ak ministre yeeg ñëpp bu ñu doon wax ci papa ñoom Eva dañ koy tagg mooy jàngalekat boobu nga xam ni ci moom la ñu dénk suñu doom moom la ñu yaakaar papa ñoom Eva booy seet kooku booy seet même boo yoroon sa doom mu am borom këru jàngalekat honneur la woon honneur la respecté la woon tey jii lan moo am da ngay dem syndicat ñun la mango yi mooy mango jàngalekat mooy mango bi fa gën a bon ñu ne la mango yi mooy mango jàngalekat mooy mango bi fa gën a bon mango jàngalekat wala orange jàngalekat mooy bi fa gën a bon fan syndicat nga dem syndicat ñu boobu moom gisu ba yéeguma ko da ngay dégg ñun la bii mooy jàngalekat donc ça veut dire que dans le discours ni ñu war a valoriser jàngalekat bi ba joxaat ko gëdd parce que xëy na amul ay milliards du am ay millions du am ay milliards mu ko waaye gëdd googu nga xam ne moom moo amoon ci jamono yi papa ñoom Eva da ngay jox exemple loolu moo wàññeeku loolu pour ñun benn mbir la li koy waral bëri na benn bi mooy comme ni ma la sànq ci tàggat bi beneen bi mooy ci àdduna ni muy doxee parce que xam nga boo demee ci boutique bi man gisaguma ñu ne saaku ceeb bi kuy jaay ku nekk journaliste ñoo la koy jaayee ñaar dërëm ku nekk jàngalekat ñoo la koy jaayee dërëm xam nga loolu amul kon te léegi àdduna doxee na noo xam ne nii li nga xam ni moom ngay laaj yow pour dund moom la jàngalekat bi soxla aussi pour dund ndax moom it bëgg na doomam dugg ci l'école bu baax moom it bëgg na doomam bu feebaree mu faju te amul ay facilités yu ñu ko jox dans ce sens là du tout bu njëkk ba jàngalekat ba bu demee ci village danañ ko fa sax jox tool boo xam ni dimanche bu jotee dëkk ba dañ koy bayal jàngalekat bi kon am na yeneen ressources additionnelles danañ ko jox mën nañ ko faa may kër boo xam ne mën na ko faa tabax ñaata jàngalekat tey ñëwatul ci dëkk bi ñu cosaanoo suñu njëkk yi donc gëdd ak dispositif bi tax ñu valoriser waat jàngalekat bi mooy waral
nga am jàngalekat boo xam ne xelam bi yëpp dana nekk ci biir jàng bi ensuite danañ ko jox gëdd ba nga xam ni dootul soxlaati lenn loolu mooy benn kon boo nee résultat xale yi wala performance yi manqué na waaw benn dana nekk si jàngalekat bi en terme de temps de formation ku ñu doon former ñetti at tey ñu lay former juróom benn weer loolu pour ñun am na sax jéego parce que nekkoon na fi ñeent fukki fan ak juróom 45 jours nekkaat fi ñetti weer ba tey ñu ne at mais saa yu ñu waxee at damay wax monsieur le ministre xam nga suma xarit la monsieur le ministre nag ba léegi ak gu leen at ci en terme de temps réel de formation donc waxtu wi ñu leen di former pour ñu am na solo beneen bi mooy motivation formation du caaxaan du caaxaan ensuite motivation bu njëkk bon nga baal ma toujours moom moo tudd Papa ñoom Eva moo ko tudd waaw donc bu njëkk les doyens ñi dàqoon jàng waaw ci école ba ñoo doon nekk jàngalekat fàttalikul dëgg na ku nekk gëm rek fàttaliku dëgg ñi nga xam ne say morom lañ te yow nga bàyyi leen tey ñu nekk jàngalekat bu njëkk ñi ëppoon xam-xam dàqoon jàng gënoon fa xarañ ñoo doon teel a génn ci l'école bi te dama lay jox exemple tey sunu frère Alassane Diop men mu dippi woon ñoom xam nga seen génération ca lycée Lamine Gueye da ngay gis na nga ko waxee ña dàqoon jàng ñooy dem sax di def ay cours di ci am xaalis yóbbu ko sax seen donc nu ñuy def dañu aayoon bay jàngale gi ñoom nu ñuy def ba jàngale bi c'est vrai mën a attirer les meilleurs d'entre nous ba nga xam ne ñi mën si ñun ñi dàq jàng ñi gën a xarañ si ñun ñoom ñëpp ñuy xeex pour nekk jàngalekat waaw mais tey c'est le contraire dëgg la ku jaar jàngalekat da ngay seet nan nga fay génnee pour nekk leneen ndax lan problème mu injustice jàpp nañ ni xëy na ñi leen di traité yow nga ma nekk jàngalekat yow nga nekk leneen ñu bokk même diplôme niñ may traité suufe na suufaay bi nga xam ni damay yàkkamti génn si jàngalekat pour nekk leneen konte parce que te besoin daf fi nekk parce que nekkatuñ jamono joo xam ni jamonoy village la boo xam ne mën nañ laa jox kër jox la tool nga yem ci donc besoin yaa ngi fi soxla yi nekkul ni dañuy louer appartement bi bu nekkee jàngalekat yaa ngi fay juróomi junni boo dul ku dul jàngalekat yaa ngi fay tel donc yooyu c'est des réalités. tey dafa mel ne jàngalekat yu bari dem nañ émigré ji. ñu bari ñoo ngi dem émigré ñenn ñi changé corps. jóge jàngalekat nekk leneen. tey ji booy seet bëri na ci xale yoo xam ni tey boo duggoon ci classe ne la ngeen bëgg a doon suba xëy na ñun le journaliste xëy na ñun le je sais pas informaticien. xëy na ñun la mais c'est rare tam njëkk ku nekk da ngay jéem a naan man enseignant laa bëgg a doon donc il faut ñu joxaat gëdd. oui c'est vrai. fonction publique joxaat gëdd enseignement bi ba nga xam ni ku nekk si ñun dafay gént jëlal dëkk bi nga xam ni moom la àdduna yëpp d'accord ni ñoom ñooy référence si njàng-njàng la nga ba dëkk la Finlande. xam nga Finlande la mooy particularité ñi fa ëpp salaire ñi fa gën a jox gëdd ñooñ ñooy ay jàngalekat lañ benn ñaar même ci biir jàngale bi ñi fa ëpp diplôme ñoo ngi ci classe yi gën a suufee classe préscolaire yi ñi ëpp diplôme fa lañ nekk. ce n'est pas parce que nekk naa lycée que maa ëpp diplôme ki nekk primaire donc il faut ñu changer ci tàggat parce que jàpp nañ ci suuf a suuf gunge ki ci suuf a suuf moo gën a jafe te moo gën a wóor te mooy gën a dëgëral donc il faut ñu changer de paradigme ba nga xam ni danañ joxaat beneen discours ci biir ni ñuy waxee ci jàngalekat yi ni ñuy waxee ci école bi da nga ko waxee ne leen ba mu amaat confiance parce que tey bu fekkee waajur bi day lijjanti ay juróomi dërëm ak fukki dërëm ak def tontine pour yóbbu doomam barça barsak li ko waral mooy wóolootul njàng bi man suma yaay bi ma jur parce que maam bi ma nekkaloon daf ne woon man par force arabe lay jàng moom lay jàng d'ailleurs daara suñu cheikh nekk ci lu yàgg ba màgget ba am juróom benn at xam nga donc ëpp na il a fallu mu ñëw sàcc ma digg guddi dem rangal ma mooy rang yi ñuy rang ay jamonoy siwo teg siwo pour que ma mën a dugg ci l'école dama nag góorgóorlul ba sa maam yëg ni yaa ngi jàng l'école wax nga lu daw may xeex di def nii ba finalement di ko ñafe donc pour dire quoi pour dire que il faut mu amaat confiance boobu ba nga xam ni askan bi day jàpp ni njàng boo duggee ci l'école mën nga faa amee xam-xam mais mën nga faa tekkee it bu baax donc il faut mu amaat confiance boobu bu confiance boobu amul jàng day nekk garderie nañ ko fa yóbbu en attendant leneen da koy nekk pour jàngalekat bi nekk ko pour élève bi nekk ko pour waajur mais gox goxaan yi nga xam ne ba léegi ba ki dem ba maa ngi xool ci internet bi waaw man bis bi école ubbee foo xam ne ndaw saa ngi taxaw di rappel allo ndax doo jël ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah allo jàngalekat la allo ñu ngi lay dégg allo salaamaaleykum allo ñu ngi lay dégg bu baax allo moom yóbbu na sama xel mi ma delloo la kàddu ci soxna Suzanne Diagne doomi Adja Aïssatou Sarr ñooñu dañ la daan yóbbu école fañ allo oui allo waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. bon je suis à la TFM maa ngi TFM. ñu en direct. ah. ma ni yaa ngi en direct ak TFM. waree affaire bi dafay craché dégg ma presque allo. wante ñun ñu ngi lay dégg bu baax. ñu ngi lay dégg. ok très bien. ñu ngi lay dégg c'est parfait.
allo. waaye ba mu dem. ok. bëgguñu ñàkk ligne boobu allo. très bien. xam nga dem bay dem ci. alors moom dafa am problème mami dama lay delloo kàddu. ndax xam nga dama naan lu gox goxaan sori. waaw ci Sénégal la bokk. ñu dem bay gis ubbite école ñuy taxaw pour man abri provisoire daf fi war a jóge ci école. ndax am na toogin boo xamante ni mënu koo teg xale di ko jàngal. laxas ay saako teg ay kitinding. waaw lonk ay bassan ñuy rappel xale yi ñuy dugg. xam nga xale yooyu bëgg nañoo jàngi. avant xale bi daf daan namm école bi di yàkkamti école bi. ndax am na fay xarit mais école bi am na taar bu mu amoon. ba école bi moom daf ci doon gis boppam. léegi nag ñu naan la non abri provisoire boo xam ne 10 ans après xale bi ci même mbaar moomu noonu ci lay nekk. te chaque année ñu ne budget bi dem na fee. waxal ci salaamaaleykum wa rahmatullah. allo yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant ci yàlla jàmm. TFM la. waa yow rek la ñuy déglu dalal nañ la ci biir wareef. allo. allo. TFM. TFM la waaw TFM la. na ngeen def ça va bien. ça va baal ñu nga wàññi sa télé mu gën a suufee. du ngeen yokk ma gën a dégg ko dafa faible de. ñun ñu ngi lay dégg ça va bien. waaw ça va mais baal ñu nga wàññi sa télé. ça va. alhamdulilah. dafa faible de dégguma dara dafa faible quoi. ah moo ne ñu ngi lay dégg bu mais baax. waxal sëñ bi ñu ngi lay déglu ñu ngi lay dégg bu baax. ñu ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg. waaw léegi dem na. bien dommage abri provisoire ci la ma mi nekkoon waaw. waaw mami je crois que li mu wax ci abri provisoire nekk na loo xam ni aussi ñu ñëpp seetlu nañu ko man sax du ma ne abri provisoire waratul am ndax xam nga bu nekkee da nga ne waruñoo bedd kenn du xam nga ne Sénégal fi ñu toll am nga 1,5 million yoo xam ne nekkuñ ci benn l'école nekkuñu ci école tubaab bi. nekkuñu ci école coranique nekkuñu ci benn l'école. xanaa amuñu boo demee itam gëstu amuñu kayitu juddu. ñenn ñi amuñu kayitu juddu donc yëpp ay jafe-jafe yoo xam ne am na ci donc bu fekkee ni loolu toll nga ci il faut ngay am abri provisoire mais abri provisoire na nekk lu provisoire. comme niñ ko waxee. comme niñ ko waxee maanaam buñ ne juboo nañ ci ni dëkk bu nekkee soxla na école. waaw ci tàmbali bi fii ak ñaari at dana am benn mbaar mu fa ne mais ñaari at yooyu gouvernement bi dana jël ay pexe planifier budget ba bu weesoo ñaari at abri boobu dañ koy remplacer bu nekk école. bu ko defee même booy am abri bu bees lay doon mais abri benn du ci durée lu ëpp ñaari at ñun suñu gëstu daf ñu jox ni. dañu war a juboo ci durée wu abri provisoire mooy durée de vie yëpp. très bien Allô? allo. Oui, salaamaaleykum. ça va bien. bien merci nu ngi lay déglu bu baax. ci Allô? wareef. Allô, oui. ñu ngi lay dégg bu baax. allo. léegi ci abri yooyu. ñu ngi koy dégg. boo xoolee ñun bu ñu weesoo wax ni dafa war a am durée de vie. parce que xel nanguwul abri durée ay 10 ans 15 ans. loolu dootu nekk provisoire. day mujj jaaykatu kittining bi day tuxu ci watu classe bi. day waar ñaareel bi wax nga ko xel nangu na ni bu fekkee da nga bëgg ne xale bi école mën nga faa jaaree tekki. école war naa mel noo xam ni. dana ko révélo. dëgg. bu fekkee fi nga war a tekkee melul nen ni. du la révélo. sa bëgg-bëgg du bare. ñetteel bi ñu teg ñun comme proposition mooy. waaw. pour ñun jafe-jafe abri provisoire Sénégal mën na koo attan boo jëlee classe bi état du Sénégal di tabax xam nga ñaata lay dikkee dana dikkee diggante 6 millions 500 ba 7 millions 500 pour tabax benn classe. mais solution yi nga xam ne moom la communauté joxe pour askan bi ci biir village bi ci Tandimane tabaxal boppam benn classe. du ko dikkee diggante 1 million ak 1 million 500. kon nag bu ñu amoon une entrée par les réponses communautaires maanaam tabax bi nu l'école bu xam ne day ànd ak matériaux yi nekk ci dëkk ba jiital waa askan ba ñoom ni ñu ñëwee di bayal kenn toolam ñu mën defaree ko école bi donc danañ ko mën a attan parce que boobaa mooy que ku tekkeeti wala nga siiw wala nga nekk sportif wala dara nga dellu tabax ci sa village comme na ko Sadio Mané di defee góor gi si jeen keneen ak keneen ñaareel ba mooy loolu ñaareel bi mooy ñun ñëpp koo xam ne ku tekki nga comme sànq li ñu wax nga bañ a fàtte ni boo tekkee am na koo xam ne mësta jàng te joxe woon na fis sinam pour nga tekki donc ku nekk nga am loo xam ne war nga ko yoreel école bi nga nekkoon Sadio Mané exemple la ci bëri na ñoo xam ne ñu koy def ñu valoriser ko donc pour ñun boobu bu ñu duggee woon par noonu dina mën a tax évidemment que question environnement des apprentissages mooy lépp lu jëm ci abri provisoire benn temps yi dama naan bu ñu déggoon bu baax Covid bi am na lenn lu ñu mënoon may école yi dañ leen di may école bu ne benn école ñu ne benn bloc sanitaire maanaam gànnuwaay benn école benn point d'eau am ndox benn école benn gardien ñëpp am gardien benn école benn femme de charge loolu attan nañ ko suñu réew attan nañ ko école gardien ba sax da daan nekk star.
léegi naan ak suñu gardien wu mais bëri na école. école yu Wallaay amatul gardien ndeysaan, dëgg wala bu la. amee gardien boo xam ne sax duñ ko neexal duñ ko fay. Dëgg dafay ñëw rek fa lay tëdduwaay. te boobaa sax xëy na waaw sax mën mag nañ nga lay doon sax. ca donc école ba la daan dëkk. donc pour ñun daal am na soxnawu beneen gardien bi da daan am sax bët bu muy xoolee xale yi jàng si. n'est-ce pas donc daal vraiment war na am beneen gëdd boo xam ni jox nañ ko l'école. mais man su ma fi toogee ak yow ba nga jóg. allo te dugaluma daara yeeg leneen suma mbokk yi nañ ma mere de ndax Non, ñoom si. ci biir ko si def lañ bokk. gis nga nag man ci sama dégg-dégg bu ñu Allo, oui. waxee école pour man dugal nañ ca sax daara yi ndax yëpp utukaayu xam-xam la allo. allo waaw. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay déglu bu baax te dégg nañ la bu baax macha allah. bisimilah très bien maa ngi TFM. aywa allo. 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 allo ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg bu baax. est-ce que mën naa wax ak kooku noonu. très bien ñu ngi lay dégg Eva Tra daf ciy profiter di remercier My Boutique pour les beaux habits vraiment yére yu neex a sol la. C'est boo ne Fall. ay li mu bëggoon laaj mooy tey jii dañu suñ ñëwaatee ci jamono ji fi ñu nga xam ne fa lañ jëm te yàlla buñ ko yegg sax ndax corona yi nga xam ne li muy xeeñ neexul te gis nga loolu moo taxoon école yëpp ñu tëj ko ba xale yi toogaat seen biir kër naka ngeen di waajale est-ce que tey jii comme ni ko ndaw si waxee yéen a ngi seen plan A est-ce que am ngeen plan B boo xam ne tey su yëfi tàkkarnaase ca ngeen jëmaat parce que daaw mbir yi da leen a bettoon. waaw xam nga mbirum école ki yore responsabilité bi mooy nguur xam nga nit aussi da ngay xam sa bopp ñun société civile lañ mën nañoo indi ay gëstu teg ko ci table bi mën nañoo def veille mën nañoo alerter mën nañoo fàttali li xew ci suufa mais ki nga xam ne moom mooy décider ci mbirum l'école kooku lañ tuddee moom lañ jox lenge yi mooy nguur. ban xalaat ngeen ci am kon. xalaat bi ñu ci am mooy benn école bu tëj wala bañ a tëj ngir corona wala ngir lu mu mënti doon dafay dépendre ci ñi war a wax mooy autorité médicale ak sanitaire kooku sax moo ëpp doole ministre de l'éducation moo naan ñu tëj leen l'école yi wala tëj leen l'école yi loolu mooy ku nekk xam sa bopp ci biir chaîne des acteurs loolu mooy benn xalaat bi nga xam ne am nañ ko ci beneen bi nga xam ne am nañ ko ci mooy nit da ngay ñaaw njott di xalaat lu jiwagul dëgg la fagaru moo la war a yóbbu ba tey boo xoolee école yi tey xaw ma ndax wër nga école yi déet problème mu protocole sanitaire bi mooy matériel bi fa war a nekk dëgg la pour mu mate wax dëgg yàlla des na loolu ci école yi amuñu matériel bi nga xam ni te pourtant élèves yi ñëw ci classe yi yokku nañ kon waroon nañu mën a am masque pour xale yi waroon nañu mën a am gel bu doy école yëpp diggante bi mbas bi ñëwee ak léegi mu mat juróom benn weer war nañ faa mën a lijjanti ba fu ne am fa point d'eau dëgg la point d'eau mooy lu seen eau di indi wala benn pompe 75 000 lay jar wala ñu tab wala ñu bënn fa teen dëgg war nañ faa mën a am ay gànnuwaay donc loolu moom mooy fagaru bi nga xam ne doon na dalal xel te ñun en tant que société civile puisque veille ak alerte j'ai dit au ministre ñun la gën a mën a jariñee mooy ñu am esprit critique di la wax li nga xam ne moom la ñu yaakaar ni mooy li nga war a def ci terrain bi donc pour ñun juróom-ñaari weer ñu peesu war na nekk juróom-ñaari weer yoo xam danañ gis nguur gi muy dugg ci l'école yi di fi amul ndox mu fay def ndox fi amul gànnuwaay mu ko fay lijjanti loolu moo doon wane ni ñun am nañ dégg-dégg bi war ci mbirum ngas mi lu loolu ñu am war a fexe la ndax fu mu toll ni saa si tembe war nañu fexe ba corona du dugg ci benn école non seulement corona war a war a dugg ci taxaw. l'école waaye booy seet même école mën na nekk solution ci corona ndax xam nga élève bu fekkee jox nañ ko matériel bi war sensibiliser ko ci encadrer ko ci bu delloo ca kër ga dajeek yaayam ji soxna Linguère bis bu demee marché ñëw raxasul dana ko suñu maître ne da ngay raxasul boo wàcc waaw. donc mën nañoo nekk sax ay acteurs de sensibilisation anecdote laa lay jox xale ba yaayam tere woon jox wax gros mot bés bi mu déggee yaay ja wax gros mot xale bu tuuti dafa jug ca fa mu toog ñëw pes yaay ji ne ko li tax mu ne ko yaa wax kenn du wax gros mot te bu ma ko waxee da nga may dóor pour vous donner raison donc xale li nga ko jox rek pour lay vous delloo. donner loolu lay raison doon donc école bi sax mën naa nekk solution puisque temps yi li ngay dégg yëpp mooy ay cas communautaire dëgg la te boo déggee cas communautaire réponse dafa nekk ay réponse communautaire donc boo fexoon ba école bi nga xam ni boo xaajee Sénégal ñetti xaaj benn xaaj bi élève lañ 4 millions jëm kaw ay élève lañ ñooñu bu nekkoon ñëpp fexe nañ ba conditions yi mooy protocole sanitaire bi mate ba jàngalekat yi encadré leen ci loolu ñoom seen bopp mën nañoo nekk ay vecteurs nekk ay acteurs yoo xam ne ñooy sensibiliser sur la question donc pour ñun jàpp nañ ni balaa ñuy egg ci plan B war nañoo matal plan A bi sécuriser plan A bi te sécuriser yàlla plan A bu ñu bi soxla plan B te buñ ko soxla waaw mais pour nga bañ ko soxla xam nga C'est nit vrai. aussi li ñuy wax naan yàlla beesto xam nga yàlla moom yàlla ñëpp la donc ki gën a fagaru rek mu faral la yàlla dama naan yàlla day sot day farle donc bu fekkee xam nañ ko mooy ñun matuwaay yi la ñu war di fexe muy mat te tey boo duggee ci école yi wax dëgg yàlla li ñu seetlu ci mbedd mi mooy relâchement bi ñu seetlu loolu it la ñu gis ci l'école bi te ñun de bi ñu ko évaluer jàppoon nañ ni bu ñu amee 1 milliard maximum
mën naa fexe ba école Sénégal yépp ba mu daj. Dëgg. di am masque bu doy. di am gel bu doy. seen toilette ñu defar ko. seen point d'eau ñu am ko. ok te 1 milliard boo jëlee fonds force Covid bi c'était 1000 milliards 1 milliard du dara ci ku jël décision ni. mbas mi du jaaree ci l'école bi. wala école bi dana ma jàppale ci lijjanti mbiru mbas bi kon daal. jàpp nañu ci fànn boobu war nañoo def ay jéego balaa ñuy jéem a entrevoir un plan man B. doon naa bëgg lool gis ñu liggéeyloo xale yi jël masque yooyu dugal ko ci biir école yi ndax itam coow li am na wayjur boo xam ne amul lu mu jëndee masque de da nga daan dem nekk ca école publique yi gis koo xam ne du ndekki mukk xëy na bu 11h jotee la yaayam di daw jël ñeexu ceebu jën ba def ko ci mburu ma indil ko école pour mu lekk kon kooku yaayam mënta jënd masque yooyu yëpp nañ ko xalaat te lu ci mel ni ay atelier 221 les jeunes tailleurs itam ñu ngi fi ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi produire ay masques c'est le moment ñu liggéeyloo leen te ñaan la nga xam ne ña ngi naan deuxième vague yàlla na nu romb sax ñu soogay xam ne lu bon la fi say tamit li naan mbay say woom dëgg la classe Ndoye Bane bi nga xam ne Pire leen dëkk Pire leen jànge dëgg ku ci yàlla dem ba nga xam ne mën nga dara waaw war ngaa mën a dellu ci école ba nga jànge woon jënd fa ay masque yow ñoom laa sana gaañi saaxoo ngay wax c'est ça wala ñi nga xam ne tey jii monsieur Toubab moom fu mu féete association des anciens élèves tel lycée wala tel c'est école vrai war nañoo mën a ay ñoom Oufet Thiam élève wu Lamine Gueye yooyu ñoom Malick Thiam c'est ça am na ñu fi jaar ci ay école yàlla ak ñoom Malick Thioune may leen teranga ma tapas may leen teranga ko bare bari c'est vrai jënd ay masques yóbbu seen école bi dëgg la c'est que dañoo dépassé fu nit ñi di toogee état mais l'état c'est nous benn bi mooy fi ma la bëgg a laajaat mooy toujours ci niveau élèves yi dañuy seet ne école publique bi ren presque à part ñi doon def CM2 rek ñëpp a passé maanaam soo amee tuuti moyen rek dañ lay bàyyi nga jàll nga passé est-ce que loolu du gën a indi gàllankoor ci élèves yi waaw c'est-à-dire que déjà soo ma ko mayendoo damay dellu si loolu nga wax ni mbirum école moom warul nekk mbirum état gouvernement kese parce que état ñu ñëpp état lañ c'est ça l'affaire dépend de entre tous. gouvernement ak état sa d'ailleurs parce que ñëpp état lañ ñëpp ñoo ci war a dugal seen loxo bien que nag bu nekkee ni da nga dem ngay xalaat ñi gën a jafe am jafe-jafe mooy ñun suñu façon xalaat mooy ñun wax dëgg yàlla xalaatuñu sa doom wala suma doom parce que ñun ba nañ utu pexel mooy ñi nga xam dañu nekk ci ndóol il faut que waajuram bu njëkk muy état mu teg les premiers pas c'est vrai bu tegee premier pas ba teg fa masque ya teg fa matériel bi excellent dana jeex masque ba day manqué askan ba nag ñëw nag mottali def ko ci mais il faut ngay wane yoon bi pour ñun loolu ngëm-ngëm la boo xam ne am nañ ko ci maintenant je crois que wax nga ko moom mooy système passage bi am xam nga daaw nekk na at bu particulier Covid bi ñëw na ñu laal nañu jël nañ genn wàllu million nga xale yi dugal leen ci l'école moo ñu def examen am na 7 millions xale yoo xam ni joxul ñu leen solution bu doy li ñëpp doon xeex mooy année blanche warul am parce que amul réew bu def année blanche defe naa benn réew rek moo ko def ci àdduna bu def année blanche mooy Kenya réew yëpp xeex nañ pour dunduñ ko année blanche konte nag ni mu doon doxee at yu weesu du ni mën a doxee ren puisque année bu particulière la loolu moo tax ñu mën a nangu ñu am benn dispositif de passage parce que ni mu doon doxee mais il faut que dispositif boobu bu ñu ko tegee ñu gunge dispositif bi comme ni ñu waxee mu am benn système de renforcement de capacité jàngaat nafaraat ba xale bi xëy na du amaat lépp loo xam ni ñàkkoon na ko ci benn at waaye danañ ko am lu ñu ko mën a mottali c'est vrai parce que li manqué moom fii ak ñaar ba ñett ba ñeenti at lañ ko mën a mottali te pour mottali ko day ànd ak système bi ànd ak dal si ñaar ba ñeenti at système bi il faut mën parce que bu àndul ak dal évidemment que at bu jot da ngay am la ngay manqué li ñuy ragal mooy nga am grève jàngalekat imaginal xale yi ñàkkoon li ñu ñàkkoon yëpp ci at ren nga amati grève jàngalekat boobaa xale yi nu ñu def liñ naan maanaam yaa ngi wax ci farata de nanu fexe ba jàngalekat yi ak mouvement yi fi ne yëpp kenn bañ ca dem grève li ñu fexe mooy ren at la boo xam ni waruñoo démb madame Diallo wax na ko fi moo tax ñun ñu tegoon ci table bi Macha Allah. ubbi tey jàng tey c'est vrai moo tax ñu ne woon tàmbali bi nañ ko réussir ubbi tey jàng tey dëgg ci biir l'école bi mooy déroulement bi nañ ko réussir ba nga xam ni doom benn waxtu bu ñu perte waaw ci fin ba nañu fexe ba confirmer résultats yu baax yi ñu amoon daaw waaw sinon xelu ñenn dana ñaaw te pour que at bi ci biir at bi du am benn jafe-jafe waaw mais ñëpp xam nañ ni mooy il faudrait que ñii mën a indi jafe-jafe mooy élèves yi grève wala jàngalekat yi ñu toppatoo seen biir nag mooy waxtaan bi war a am ci diggante gouvernement bi ak jàngalekat bi muy am teel a am ñu bàyyi di waxtaan lu dul bu amee jafe-jafe mais seen waxtaan yooyu ñoom kañ lay jamono ba mu juddoogul ba léegi gouvernement ci ay kii ñuy waxtaan ñoo ngi wax léegi nag nañ di jëmmal nag li nga xam ni déggoo nañ ko ci waxtaan man ba ma juddoogul ba tey damay dégg état ak jàngalekat dañuy waxtaan seen waxtaan bi xanaa du jeex ñaar laa ci am ci problème waxtaan boobu benn jafe-jafe bi ma ci am mooy benn bëri na waxtaan yoo xam ni wax dëgg yàlla dañ koy def bu jafe-jafe amee maanaam dañ exception la c'est-à-dire bu coow amee la ñuy doog a waxtaan alors que waxtaan bi gën
mooy waxtaan bi ngay def balaa coow di am moo tax ñun ñu tegoon ci table bi loolu ñu tuddee non vacances pour l'école ne ñetti weeru vacances dafa war a nekk ñetti weer yoo xam dañ cee war a waxtaan laaj naa ko fi démb di lu tax bu vacances jotee ngeen nekk ci doxu mbedd mi gouvernement bi jàll ci leneen man su école ubbee ngeen ne ubbi tey jàng tey te yéen ubbi tey jàng tey dafa mel ne daf ñoo forcer sax ñuy ubbi tey tëj tey xale yi retraité tey doxi tey fàtte école bi tey. léegi boo suivre ko si dem da nga gis benn campagne bu mu tuddee non vacances pour l'école nee na ñetti weeru vacances xale yi nañ dem vacances ji jàngalekat yi yore CREC nañ dem vacances ji mais ñi nga xam ne ñooy kilifa yi mooy ñiy représenté jàngalekat yi ak gouvernement amuñu droit vacances foofu bu ñu fay xeex nañu xeex bu ñu ñàkk juboo nañ ko def ba trouver ay consensus pour mën a dalal at bi di ñëw donc waxtaan pour ñun warul nekk ludul bu guerre bu jafe-jafe amee mais waxtaan dafa war a mën a gàttalu jafe-jafe benn. parce que waxtaan bi ngeen di def ci biir noonu man dama ci indi sama xel boo xam ne damay toog sama kër di ko wax dafa baax ngeen koy waxtaanee ci biir xam nga lu tax bu ngeen ko waxtaanee ci biti da ngeen di daal di tiital waajur bi nga xam ne man la mel dëkk fële ca kër Amadou Yàlla wala ca kër Yaaba ndax moom xamul lii rim fii ci Ndakaaru xamul ne yéen ñooñu di mbëkkante noonu bu ngeen paree yéenay ànd bokk reer yi wala yéenay ànd takkante leen te ji ay jabar wala leneen bu ko defee ministre ba génn taxaw ne di menacer yéen ngeen génn taxaw ne di menacer ku nekk ñu tàllal la micro ngay wax mais jàpp naa ne póot mu tilim la ca gën mooy ci biirum néeg dañ koy fóotee ba weer des nit ñi gis ngeen weer kon waxtaan boobu da ngeen ko war di gën di privilégié ngeen di gën di toog ndax dialogue ndegam moo fi jeexaloon guerre mondiale rawatina ci am njàng ci biirum mais dëggal naa loolu pour wane aussi que waxtaan sànq ni ko Ndoye waxee d'accord naa ci parce que at bu nekk mënoo nekk chaque année ngay waxtaan ci même mbir mi nit da ngay avancer nit ku ne da ngay bëgg a avancer da nga naan li ma waxtaanoon daaw xam nga même nit day feebar donc système éducatif day feebar day am ay jafe-jafe waaye nag at bu jot nag nañu am feebar bu bees mais bu fekkee li ñu waxtaanoon daaw li nga digge woon defoo ko moom la ñuy indi wat ren boobaa da jafe-jafe du fi dañ kon nañ fexe ba mu nekk waxtaan boo xam ne dafay am njariñ bu efficace mooy lu ñu waxtaan ñu faase ko xam nga man damay wër nag parce que dama nekk ci benn kuréel bu mag bu tudd partenariat mondial pour l'éducation ñuy wër lu bëri ci àdduna te li may wax gars yi danaa leen fu ma dem man damay tricher gars yi na ma bàyyil di wax tricher da ngay wax damay inspiré wu mais bi ma demee Japon booleel ñaar yëpp sax jël baax ma tricher inspiré wu waaw ma demee Japon ma expliqué leen Assise nationale Sénégal ne ñun trouvé leen 342 recommandations xam nga 342 juróom moo ñu koy waxee ci wolof ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaari recommandation yoo xam ne juboo nañ ci ñun vraiment xam nga Sénégal dañuy bàkkoo ne ñun li ñu trouvé bëri na kon nañ juboo nañ ci lu bëri waxtaan bi neexoon na waxtaan bi amoon na solo Japon nañu ne loolu boo leen ko def seen système du avancé mu ko parce que système buy avancé ñoom ni ñuy def mooy at bu jot wala ñetti at yu ne ñaar wala ñetti mbir kese la ñu lijjanti ñun nag suñu waxtaan pour ñun waxtaan bi am njariñ mooy waxtaan bi trouvé 500 recommandations ñoom dañ naan ñetti at yi problème mu ndox dootul amati ci l'école yi ñu lijjanti ko mu féete boor yeneen ñetti at yi ñu ne problème bu jàngalekat problème mu manuel problème noonu la ñu koy réglé benn par benn mais ñun dañuy jàpp lu bëri déggoo ci lu bëri ba pare jëmmal ko jafe polygamie bi la lan bi la polygamie bi moo ñu topp ba ci l'école bi kon tey dafay am solo évidemment fa la ñuy tàggatoo mu ngo foofu la ñuy tàggatoo xam nga li nga wax ne inspiré wu macha allah dafa am solo dëkk boo fa demee da ngay xool la ca gën nga jël ko maa ngi woon ci benn programme IVLP ak waa ambassade des États-Unis ca discours ya am na ku wax ne bien gouverner mooy nga gouverner peu te may nit ñi ñu respirer xam ñoom itam naka la ñuy defee yooyu lu ñu war a jël je pense que ñu bàyyi ko mu tàggatoo de l'éducation tey la ñuy jàll assemblée jàll nañ ba pare lan dama la bëggoon a laaj lan nga fa doon xaar lu fay roose non man li ma fa doon xaar ci budget xam nga ñoo ngi dégg defe naa bi may génn suma bureau 521 milliards laa gis booy seet Sénégal fukki at ak juróom yëpp ñoo ngi nekk sur une moyenne de 500 milliards par an donc at bu jot budget bi ñuy jox éducation moo ngi yokk at bu jot mais li nga xam ne ñun daf ñuy yitteel ci budget dafa nekk ñeenti mbir li ñuy théoriser ñun les 4S mooy dana am solo que enveloppe bi ñuy jox éducation am solo donc loolu mooy volume bi mais dana am solo aussi que financement de l'éducation mu gère li ñu tuddee sensibilité maanaam xaalis bi dem ci ñi ko gën a soxla ñi gën a ndóol ñi am laago ñi nekk ci profondeur bi sensibilité dana am solo que xaalis bi en terme de distribution mooy troisième point bi mu répercuté ba nga xam ne du nekk xaalis boo xam ne day nekk ci kaw kese wala day fekk benn mbir kese boo jëlee tey li ëpp ci suñu xaalis dafay jëm ci fayu jàngalekat yi or war nañoo am ay lignes yoo xam ne dafay jëm ci defaraat l'école yi mottali ko donc loolu mooy ñettali mbir bi donc pour ñun booy wax affaire budget éducation il faut nga jël aspect bi beneen bi am solo aussi mooy
école yi jot seen budget de fonctionnement parce que école bu fekkee dafa war a fonctionner am matériel boo xam ne mooy tax mu mën a fonctionner il faudrait que budget di ñëw ci waxtu te ba pare maté donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy xaar donc daal ndax budget itam bu ñu xaaree ba at bi xaaj ñu soog ko joxe dootul njëriñ ñi doomati benn ñu bàyyi la nga tàggatoo waxtu bi dab nañu ba noppi waaw jërëjëf kon de man sentir ma sax temps bi dem man de maa ngi leen di gërëm encore une fois maa ngi leen di gërëm waaw di leen gërëm bu baax di kontaan ci suñu classe bi école bi di Wareef di ñaan yàlla ñuy continuer waxtaan yu mel nii amiin di waxit ni Sénégal li may ñaax sama bopp di ko ñaax ñëpp mooy nañ di am nañ nekk ñoo xam ni dañuy nite dans le sens de jàppale ñi gën a néew di bañ di yaakaar ni àdduna mooy man kese ak sumay doom man kese ak suma kër di fàttali gën a ñàkk tant que amuñu solidarité boobu li fi indi mooy doo am Sénégal bu dal parce que Sénégal bu dal du yem kese si yow nga dal il faut aussi nga seetlu ndax ñi la wër dal nañ kon nag il faudrait que ñu nekk ñu nite nekk ñu généreux nekk ñoo xam ni dañuy am humanisme loolu mooy waral ñu mën a xëccandoo ñu ne ba évidemment que ndóol mi ak jafe-jafe yi ñuy am benn dispositif très bien boobu da koy réguler loolu daal mooy su ma gént amaat école publique bu am doole très bien ba du ñu bedd benn xale ñëpp dugg ci l'école mangoog noonu la ñuy interpeller itam cadre yi nga xam ne ñu ngi nekk à travers le monde entier nekk ay produits sénégalais nekk ay doomi Sénégal seen réew soxla na leen lool bu ngeen ko xamee bu ngeen ko xamul képp koo xam ne daal mën ngaa dugg ci jàppal ma jàpp dana am solo lool te itam école sénégalaise bi ñu jàppale ko rawatina moom ni mu ko waxee bokk ci membre COSYDEP yi nañu jàppale xale yi nga xam ne amuñu ndax nga juddu rek sa waajur amul dara loolu coono la rawatina itam nga xam ne sa njàng mi nga ne waajur bi du ci mën a ñëw def lu bare dafay tax xale yi découragé te bu ñu waxee dañu xam très bien lu ñuy wax dëgg yàlla nañu yàlla may dégg ak topp Ndoye Bane merci beaucoup mooy félicité bu baax a baax monsieur Mbow di nuyu waa COSYDEP ak ñëpp ñi nga xam ñi ngi yëngu ci njàng mi rek bëgg mu jag di leen félicité bu baax a baax merci ba suba ak jàmm incha allah très bien kontaan nañu yow itam ci say déplacement ak say dugg génn soxna Ami Niang nag ñu ko seetali yaayu natti baa nga indil nu ko waaw soxna Linguère jàngalekat la de la muy jàngaleeg li nit ñi jàng bokkul rek waaye jàngalekat bu mag a mag a toog tàggatoon ma dem ñi ngi lay ziar te di la delloo njukkal bu baax a baax ndax tey itam wax nga nu lu baree bari te waxtaan wi dugg na ci suñu xel ndax dañuy wax ñu ne lu jóge ci gémmiñ tak ci nopp xëy na mu demee la waaye bu ca jógee tey dëgg rek day egg ci biir xol ba te dugg na ci suñu xol tey nag émission bi ki ma ciy nuyu kenn rek la muy sama taawu baay di sama mag di Cheikh Yaaba Diop di inspecteur fële ca Ndar Cheikh Yaaba Makhtar Ndumbe Diop ñu bokk benn baay muy sama taawu baay sama baay wala bu ko tuddee ko sama maam xanaa kooko aimé sama yaay nag kon yaa booy maa ngi lay cokkaas noonu ni la ci nuyu yow Diop Yaaba xari maam ma ñu bàkkoon ca Fandeen kenn du yow itam yàlla na sa jàmm yàgg waaye mboolem jàngalekat yëpp maa ngi leen ci jox cër maam Ndeye Kan Ndiaye fële ca Thiès yow itam maa ngi lay jox cër bu baax a baax ak di la ziar asalaamaaleykum wa rahmatullah ba suba ak jàmm merci beaucoup Mami Linguère Evatra bijouterie rotonde mooy choix wam moo tax ña nga nekk ci 70 639 60 60 loolu bijouterie rotonde la Ngoné My Boutique merci pour la belle collection ñu ma nga nekk ci 77 547 24 26 77 547 24 26 alors spécial Olympics ñoom itam xam ngeen ko dañuy jàppale suñu doom yi autistes yi ak trisomiques yi indi leen fële ca stade Léopold Sédar Senghor ndax ñu defal leen ay visites yoo xam ne sax am na yoo xam ne daf leen rëcc te bu ñu dikkee foofu daañu saytu seen yaram xool leen kon spécial Olympics mooy amal bés boobu mu nekk le 10 décembre ca stade Léopold Sédar Senghor Ami Niang yaayu Nati Ba ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di ñaan yàlla mu may ñu dégg ak topp Apulaay ak sa équipe yëpp ñu ngi leen di nuyu soxna Miya Ndour fi mu nekk ñu ñaanal ko mu ne ci jàmm dinañ fi dellu si waat suba ni ma koy waxee rek même heure même télévision TFM seen télé la te ñun xam nañ ko jërë ngeen